kër laa man di déglooti suñu kër FM seeni kër laa tax ba ñëpp di waxtaan ci Sénégal suñu réew lu jëmale suñu réew kanam loolu mooy lu wóor ñëpp joxe seen xalaat maam lu jëmale suñu réew ba suñu gaal gi moom lu mës a suux man di déglooti suñu kër FM seeni kër laa sama gaal gi déglooti suñu kër FM suñu rajo laa asalaamaaleykum suñu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu man la Binet Ngom maa leen di defal waxtaan bi ñuy def tey ci WACP from sunu kër FM la première radio africaine à Los Angeles di leen nuyu tey ci suñu émission bi di sant yàlla suñu borom bi ba mu ñu mayee ñu dellu ci waat fii di waxtaan ak yéen ci mbirum développement ci suñu dëkk bi ñuy wax Sénégal ak ci suñu jeunesse aussi suñu waxtaanu tey bi nag bala ñu koy commencé mardi bi passé defu ñu show ndax sama benn tante bu génne àddina bokk ak sama yaay ndeyax baay ñu doon ko rob le même jour moo tax mujj ñu def show bi ñu ngi koy jaale toute la famille Ngéyeen Sekkeen Njaayeen ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaale mère Tane Marie Ndiaye yal na ko yàlla yërëm te xare ko aljana te yërëm ñëpp ñu ko fa fekk ak ñëpp ñu mu fa fekk fii aussi ci Los Angeles yàlla dafa def ñu am suñu benn xarit bu fi nekkoon bu ñuy wax Basirou Diop yàlla def mu génne àddina semaine bi passé Basirou nekkoon nit ku baax fii ci Los Angeles ku mën a boole nit ñi koo xam ne affaire vision rek lay wax affaire goals affaire naka lañ mën a dimbalee suñu doom yi ba ñu mën a avancer loolu mooy woon vision wu Bas naka la xale yi mënee nekk benn yàlla suñu borom bi nag mooy dogal daal di def mu génne àddina ñu ngi koy ñaanal yàlla suñu borom bi yal na ko yàlla yërëm te yéexe ko te sàmm njabootam gi te aat leen te yéexe ñu ñun ñi fi des ñu di leen man di ñaanal so tey nag show bi ñuy def annoncé woon nañ ko la fois dernière mooy que ne le président américain dafa def wax benn wax boo xamante ne ñu bari saaga lañ ko jëlee ci pays africains yi muy baal leen ma ci moo bi shit holes bi mu tuddee dëkk africains yi muy pays de merde maanaam la lu tax ñi jóge Afrique war a ñëw Amérique lan lañ fiy def ñi jóge Haïti donc mu mel ni que nit ku ñuul daf koy déranger fii ci États-Unis yi nga xam ne nit ku ñuul moo tax États-Unis mel ni mu mel tey mais kooku misaal la moo tax tey ñu bëggoon ci waxtaan léegi bala may dugg ci biir émission bi damay bàyyi sama xarit xam nga sama co-host show bi di madame Samb Rabiatou mu nuyunte suñu mbokk éditeurs yépp après ñu commencé waxtaan bi. salaamaaleykum mbokk yi auditeurs yi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant ñu ngi leen di ziyaare di leen baal àq di leen baal yàlla mu yàlla boole jéggal di sant yàlla suñu borom bi mu ñu dellusiwaatee fii ci plateau bi ñu mën a toog waxtaan ci WACP ñu mën a waxtaan ak suñu mbokk yi dara sottante ay xalaat rek la. lu ñu am rek ñu boole bokk ko nit ñi aussi lu ñu am bokk ko ñun loolu mooy àddina donc ci loolu la ñuy ñëwaate nii ci bisu tey bi ci benn émission boo xam ne si loolu ñëpp la war a soxal ñëpp war nañ ku ci mën a participer mën nga ci participer parce que boo laalee boo nee africain rek jeexal na wax ci ñëpp nga laal donc ku ci nekk que nga nekk sénégalais que nga nekk ivoirien que nga nekk malien que nga nekk congolais ku ci nekk
boo xam ne dégg nga français bu nee dugg fu mu nekk daal ku nekk am nga yoon ci show bi suñu show tey bi parce que li ñuy dégg ñu wax ko jëmale ko si ñun kooku lu xaw a doy waar la donc il faut ñu xool loolu ñun en tant qu'africain lan lañ ci war a mën a def yan solution lañ ci war a indi wala dañuy toog rek observé ko rek daay toog jàpp suñu ñàmbur donc ci loolu la ñuy ñëw tey incha allah taala bëgg ci dugg in depth xool nag yan solution lañ ci mën a am ak lan lañ ci mën a def incha allah taala. jërëjëf madame Samb bu ngeen bëggee déglu émission tey bi mën ngeen ñu woo si 641 552 53 35 képp ka nga xam ne bëgg nga participer am nga sa idée nga bëgg ñu déglu ko mbaa loo bëgg share ak mbooloo mi mën nga participer nga téléphoné 920 786 85 30 951 665 85 35 951 242 50 51 mën ngeen ñu woo aussi sur Skype ou bien Messenger ou bien WhatsApp nañ jël seen appel yooyu yépp déglu seeni idée voilà waxtaan bu tey bi nag li tax ma bëgg ñin ñi participer même bu ñu participer wul aussi woote ci kii bi mën ngeen commenter dinañu jot seeni comment mais li ñuy waxtaane tey am na solo parce que ñun ñépp la concerné képp ka nga xam ne nit ku ñuul nga waxtaan bu tey bi concerné na la mooy que ne li nga xam ne moom la président africain bi wax muy lan moo tax ñin ñi di jóge ci dëkk les pays de mer di ñëw Amérique lan lañ fiy def baat boobu bi ko président bi waxee ñu bari mer nañu ñu bari saaga nañu ñu bari xamuñu woon ne dina mën a wax lu mel noonu mais ñu ci bari aussi they were not surprise pour ñoom lii du dara lii du surprise man ci sama bopp du surprise bu fekkee xam nga sa président bu fekkente ne xool nga background fi mu jógee ba yëgsi fi mu yëgsi wax bii du dara ci moom li ma bëgg wax nit ñi nag mooy que ni kii dafay wane boppam nekkul nit kuy tricher koo xamante ne kii da ngay bëgg a def dara nga ne non nit ñi moo tax du ma wax li ou bien du ma ko def li mu wax noonu mooy ki mu doon ñu bari raciste lañ ko teg mën nañu wax ne raciste la loolu nga wax mooy que ne bëgguloo gis nit ku ñuul ci États-Unis dafa probable nag dafa xamul background États-Unis moo tax mu wax loolu parce que ba ñu demee Afrique di jël 400 ans di jël nit ñu ñuul di leen andi fii ci États-Unis pour ñu liggéey Amérique moment boobu ak moment bi c'est très différent donc probable moom dafa keerul abaat loolu foofu nit ñu ñuul ñi jaar ba États-Unis mel ni mu mel tey boppam la wane nag léegi nag ñun nag suñu problème mooy léegi ñun en tant que africain bu ñu déggee mu wax loolu lan la signifier ci ñun est-ce que saaga la ou bien est-ce que dafa wax lu mu bëgg a wax rek and we let it go ñu bàyyi mu passé man pour man lii is a wake up call pour man ñoo ngi ñuy wan ñoom ñooy ñan ñoo ngi ñuy wan ñoom fan lañ ñu teg ñun africains yi waaye ñun africains yi nag fan la ñu teg suñu bopp loolu mooy li am importance fa la nit ko teg amul solo yow fi nga teg sa bopp moo am solo so what are we going to do about this li nga xam ne moom la wax lan mooy solution bi lan la ñu war a def ñun en tant que africain metti nañu ñun ñëpp amul kenn ku dul nit ku ñuul ku wax bi mettiwul am na sax ay nit ñu weex ñoo xam ne wax bi metti na leen parce que jaaduwul parce que dëkk bi lépp dafa ànd fi mu nekk nii mënuloo séparer dara mënoo séparer fi nit ñi ñuul ñi nekk ak fi nit ñi weex ñi nekk is impossible mënatu la nekk mais dañu leen di déranger parce que ñu ngi fiy ñëw en masse mais loolu la ñuy wane mais wanew ñu ñi di dem Afrique kenn waxu ci kenn wanew ko la ñuy exploiter Afrique kenn waxu ko kenn wanew ko mais ñun ñi ñëw fii di daan suñu doole liggéey di jàng am suñuy diplôme ëpp nag ay diplôme parce que pourcentage bi nit ku ñuul ki nekk États-Unis am ci ay diplôme ñi fi nekk dëkk fi juddoo ko xool pourcentage bi nga xam ne africains yi ñoo ko fi am ak immigré yi moo ëpp donc ñëwuñu États-Unis pour yaaxi États-Unis ñëwuñu États-Unis pour def fi lu bon du ñëw États-Unis for a better life te États-Unis nag nit ku ñuul dafa bokk ci li tax États-Unis nekk ci kaw nit ku ñuul daf ko liggéey suñuy maam dañ fi nekkoon di liggéey waaw joxuñu leen benn crédit abaat loolu nga xam ne moo am 400 ans ni slavery mettee ci àddina mosuñu ko teg benn doomu aadama bu dul nit ku ñuul mais taxul nit ñu ñaa ngi ci États-Unis aussi di dund seen dund di dem seen yoon mais ba tey terewul ça le dérange le fait que africains yi di ñëw di dugg États-Unis waaye léegi ñun africains yi lan mooy suñu position about this képp ka nga xam ne am nga idea ci waxtaan bi binduñu mbaa nga wooñu mbaa nga send ñu email we need to hear from you madame Samb go ahead. yaa wax ci biir fi mu nekk nii xam nga problème bu amee
yow da ngay toog nga gis problème bi yow léegi problème bi da ngay toog ànd ak moom nekk mu nekk problème wala yow problème bi da ngay toog nga def benn recul daal di xalaataat yow fan nga war a teg sa tànk par rapport ak problème par rapport ak wax ji tu vois comme ni nga ko waxee rek du ma ci dellu si waat day nekk répétition ci wax ji nga xam ne moom la kii wax nii ki nga xam ne moom mooy président dëkk bi wax ko jëmale ko ci ñun africains yi ñun léegi dañ koy absorber comme léegi benn défaillance xam nga wala léegi dañ ko jëlee daay toog ak moom jàpp suñu ñàmbur xam nga suñu show yi passé yëpp boo ko seetee presque show bu nekk ñu ngi ciy génne di ci relater le réveil des consciences di ci relater éducation di ci relater économie di ci relater développement di ci relater youth the children xale yi mais yooyu ñu ciy def mooy yegg si fii ñu nekk fii ci wax ji boo ko seet mooy indi wax ji actuellement nii wax ji ñuy wax nii loolu moo koy faj parce que comme li nga wax rek gis nga moom fi mu nekk nii moom li mu wax nii am na ñu bari ñu ko wax ci suuf moom dafa am sa gët wax ñëpp ko mais ñi ko wax ci suuf pourcentage moo ko fuuf ñu koy wane léegi nag ñun africains yi ñun dañuy xool suñu bopp suñu dirigeants yi ñu xool ñoom léegi ñoom wax ji ñu wax nii ban solution la ci am réveil des consciences il faut ñu toog xool yan façon rapport la ñu am ak yeneen dëkk yi les pays européens pays de l'Est yi ñu xool ban façon rapport la ñu am ñu xool rapport boobu naka lañ ko modifier pour wax leen ñun ñooy fan par exemple wax leen ñu développement du question ñoom rek ñoo koy développement bu ci africains yi àndul du dem àddina bi pour mu dem africains yi seen loxo dafa nekk ci biir moo tax mu dem su africains yi génnee seen loxo du dem bu asiatique yi génnee seen loxo du dem dafa nekk benn global phénomène donc fi mu nekk nii ñun nag en tant qu'africain il faut ñu xool ñun ci global phénomène boobu lan moo ciy suñu wàll lan moo ciy suñu gëdd ñu jël suñu gëdd googu nag exploité ko nag waaw mu delluwaat ci ginnaaw nekkaat le réveil des consciences naka la ñuy def ba éduquer suñu doom yi ñu toog ci suñu dëkk yi toog ñu jox leen ay opportunité ñu toog foofu seen suñu xam-xam ñu développé ko suñu dëkk bañ a génn loolu yépp ci ay solution la bokk mais bu ñu toogee rek daal di observé wax ji rek du ñu dem fenn dañuy toogaat keneen ñëwaat waxaat ñu lu raw lool ñuy wax lu raw lool ainsi de suite buñ ci toogee léegi nag il faut ñu jóg taxaw jóg ci xool ñun lan lañ war a mën a def ñun pour mën a régler situation bi ñun rek ñoo koy régler suñu bopp bi ne dëgg la parce que ñoo ngi gis suñu président def benn lancé si benn ay kiiwam ni mu tontoo président américain bi si Twitter wax que ne dañu bëgg mu apologize parce que li mu wax c'est pas normal mais boo dëkkee États-Unis ngay xam ndax loolu président bi dina ko def am du ko def ku dul apologize ku dul baalu àq say nit ñi nga xam ne ñoo nekk fii nekk sa wet nga di leen saaga chaque jour te baaluwuloo àq est-ce que di nga baalu àq ñi ngay woowee les pays de merde exactement he doesn't care ki toppatawul ku baalu àq jéemul sax baalu àq wax bi pour man nekkul foofu wax bi fan la nekk mooy ok li mbéjum kanam la te mbéjum kanam borom moo koy fejal boppam exactement kenn duñu ko fejal te ñun mënuñoo jóg def dara sans suñuy leader exactement donc leader yi fi mu nekk ni le problème mooy il faut que suñuy leader africain ñu step in toog ne xoolal kii kat mu ngi ñuy bëgg yab yenn yabaate la parce que yow da ngay ñëw si suñu dëkk te wax na leen ko nee na leen bu ñu bëggee am xaalis Afrique la ñuy dem waaw bu paree kii leen en tant que pays de merde loolu du respect te yaakaar naa ne suñuy dëkk africain ñun amuñu dara lu ñuy ñee beneen nit parce que am nañu lépp show yi passé lan nañu si defoon nañu si show yi passé wax tous les ressources qu'on a au Sénégal te ñun Sénégal rek la ñu yem demuñu Nigéria waxuñu Côte d'Ivoire waxuñu Cameroun waxuñu South Africa waxuñu benn ressource dëkk Sénégal la ñu yem te affaire bi it was overwhelming dafa jéggi daya si li nga xam ne moo nekk Sénégal ba nga xam ne doomu Sénégal soxlawul sax muy ñëw États-Unis if everything is fine donc ñuy ñaan suñu président de la République lii wax la mais wax bi c'est très significatif wax la boo xam ne li mu ëmb dafa bari doole li mu ëmb mooy bëggatuñu leen a gis get out of here dem leen seen yoon
waaye ñun mën nañoo dem si yoon yu toog suñu dëkk parce que am nañu ay ressources am nañu loo xam ne bu ñu si jàppee dinañu ibbi suñuy école bu ñu si jàppee dinañu ibbi ay manufactures ñun ñi di liggéey Chine la fa nekk mu ngi Afrique la nekk Afrique moo gën a sax nag original ndax Afrique créé lépp yàlla suñu borom bi daf ñu ko jox amul dara loo xam ne dañuy jox di ko créer suñu bopp lépp a ngi si suuf si we have everything waa fu Chine mënee dem ba mën a organiser seen bopp defar seen bopp ba ñëpp yaakaar leen actuellement kenn yebu leen ton bi nga xam ne moom le président américain bi utilisé si pays africain yi du ko mës a utiliser si pays asiatique yi pour lan parce que ñooñu dañu teg seen bopp fa ñu war a tegu lan mooy modowu Asian people yi seen lépp mooy lépp lu ñuy def si àddina Asia la ñu jiital bu pare Chine la ñuy jiital bu pare ñoom ñëpp loolu la ñuy doxee bu ñu ñëwee États-Unis la ñuy def dañuy jàng dugg si réseau yi jàng li ñuy jàng tricher jël lépp lu ñuy jël te man duma ko sax tuddee tricher lu baax la da ngay ñëw jàng ka dem sa yoon appliquer ko sa dëkk that's all they doing Asia tey jii Chine buy tolloo fi mu toll Japon toll fa Corée toll fa c'est parce que dañu ñëw si dëkk yu mel nii jàng li ñuy jàng dem appliquer foofu liggéey ak seen gouvernement mënuñoo andi benn solution tant que la population sénégalaise ne travaille pas avec le gouvernement te loolu gouvernement bi moo ko war a alaaw gouvernement bi moo ñu mën a may foo xam ne mën nañoo andi suñu xam-xam opportunité yi jël opportunité yi nga xam ne moo nekk Sénégal ñu exploité ko képp ka nga xam ne nekk nga bitim réew am na loo fa jàng mais demal sa dëkk nga loolu la ñuy wax tukki dafay am njariñ tukki nekkul na rek da nga ñëw pour am xaalis mais pour am xam-xam xam-xam boobu nag nga jël ko yóbbu ko sa dëkk appliqué ko ña fa nekk jariñoo ko mais loolu bu ñu koy def li ñu jàng fii ak li ñu jàng si nit parce que jàng behavior nit moo gën a am solo sax que jàng nit ki si boppam li muy def parce que di nga mën a deal ak moom képp ku nekk Amérique xam nga ne mën nga deal ak Donald Trump parce que da ngay xam ne kii façon nit bii la mais ñi nga xam ne ñoo nekk Afrique peut-être mën nañ ko bañ a xam moo tax bu ñu toogee di wax pour Donald Trump apologize dafa parce que donc xamul you don't know him so ñun nag waa loolu ñun mënuñu nekkuñu en control of that pour que moom mu apologize ñun you not in control of that mais li nga xam ne mooy suñu contrôle mooy ñu toogaat ñun si suñu dëkk ñu ne hey lan la ñu mën a def ensemble ba suñu doom yi duñu immigré duñu génne mbaa boog bu ñuy génne dafay am ay raisons yu dëgër yu tax ñuy génne right that's right loolu mooy bokk na si question yi nga xam ne war nañ ko poser what can we do together lan lañ mën a def ensemble gouvernement bi xam ne Sénégal mënul développer sans la population manta nekk population bi aussi xam ne Sénégal mënul développer sans le gouvernement ñun ñëpp dañu nekk we are in it ñun ñëpp we are in it bon fi mu nekk ni I think ne il est temps parce que affaire yaa ngi dem Macron dëglu nañu kiiwam bi li mu wax si li Donald Trump wax Macron tuddul ba tey pays africain yi de pourtant saaga bi si pays africain yi la mais Macron ba muy tontu moom France la tontu nee na ko kenn mënul def dara sans keneen ci ñun ñëpp dañu bokk affaire bi di liggéey ensemble donc wax boobu nga wax c'est pas normal mais ba tey dégguma mu tudd pays africain ya mu wax kenn la toppatoo la yow yaa war a toppatoo sa bopp people don't care exactement Binet exactement loolu laa bëgg foofu laa bëggoon ñëw dama la bëgg a wax ni ku nekk yow yaa mën a gérer sa bopp gis nga pays bu nekk yaa mën a gérer sa bopp parce que ku nekk am li ñaan ku nekk am nga loolu la doy ba doo tàll leen fi mu ne nii especially fi ñu toll nii actuellement ci monde bi ni mu évolué actuellement nii ku nekk il faut nga toogaat def recul ci sa bopp xool yow fi mu nekk nii yan solution nga mën a jël pour yu bari sax nag nga mën a sax nag prévenir genre yu mel nii ban politique de jeunesse nga am ban politique de jeunesse nga am si jeunesse bi nga xam ne yaa ngi leen yor ñu bari lool ba pare am doole ndax ngeen mënee cadrer ndax nga mën a cadrer jeunesse bi parents yi naka la ñu mën a def pour dimbali seen doom yi pour ñu mën a toog ca dëkk ba dëkk bu nekk nag laa wax pays africain bu nekk nag laa wax ñu mën a toog ca dëkk ba mën a génne ay solution liggéey parce que liggéey baa ngi ci suuf si mooy li nga wax sànq on a tout on a tout mais il faut nag gouvernement comme ñoom ñoo yor les grands moyens il faut ñoom ñu def les grands moyens pour mën a investir ci jeunesse pour jeunesse bi mën a toog am ci lu ñu jàpp parce que jeunesse bu désœuvré lu nekk la ñuy def de jeunesse bu désœuvré
dinañ def lu nekk dinañ dugg ci lu nekk tout est possible loo xam ne leen di gaañ dañ ci dugg te duñ ko xam loolu jeunesse bu désœuvré moo koy indi donc bi ne pour ñu mën a adresser problème bii nii wax ji nii il faut ñu xaar suñu politique de jeunesse ni ñuy retenir suñu jeunesse ñu toog Afrique il faut ñu xolaat loolu particulièrement Sénégal ni ñuy retenir suñu jeunesse ñu toog ñu jox leen ay moyens ba pare ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew liggéey ba yoon li ñu yor bëgg ñëw Sénégal investir nañ leen ko yombalal xam nga sànq yaa ngi joxe exemple Chine ngay na nga gis par exemple chinois ñëw aux États-Unis wala dem Europe xool liñ fay xool daal di dem delluwaat Chine daal di ko fay def implanté ko fa c'est parce que dafa am benn politique de jeunesse wala politique d'intégration boo xam ne moom mooy waral ñi nga xam ne bu ñu fi ñëwee delluwaat ñu xam-xam bi ñu fi jàngee ñu mën a dem ñu yaatal leen jox leen les moyens pour ñu mën ko fa def waa Chine ëpp ñu lu ko def sénégalais ñoo gën a ëpp ay expert ci lu nekk nag laa lay wax nii ci lu nekk am nañ ci ay expert au sénégalais donc loolu day nekk benn politique boo xam ne bu ñu ko yaatalee réinsertion de la jeunesse ak les immigrés ñu ñëw mën a liggéey li nga xam ne mën la ñu jànge fii ñu mën ko indi Sénégal liggéey ko toog employé sénégalais employé jeunesse bi comprendre nga comme ça léegi ñun développement bi ñu bëgg dinañ ko mën a am pour mën a du ma ne autosuffisance mais au moins am na yoo xam ne ni lay yebe yëpp sa dëkk yëpp la ba mën laa wax yenn yi am na yu bari yoo xam ne dana wàññeeku parce que yenn yi yebe rek laa ko teg waaw yebe rek laa ko teg léegi nag yow yaay xool na yow yebel googu yow noo koy utiliser ba nga xamante ni dootuñu la ko defati ci côté bu nekk nag laa ci côté bu nekk mën nga ko utiliser côté bu nekk donc mën nga ko fight toward your jeunesse wala mën nga ko fight toward les immigrés yi nga xam ne ñoom ñooy ñëw bëgg a investir nga yombalal leen ñu investir xaaya jël ay sénégalais ci seen bopp ñu liggéey ko dëgg la loolu mooy solution bi loolu koy faje bi ne gis nga fi mu nekk nii problème bi économiquement rek lañ ko mën a faje économiquement dëgg la waaw il faut ñu xool économiquement ni ñuy faje lii ba nga xamante ne kenn dootu ñuy yabati ci wax jii te loolu wake up call bi ko wax moom la dëgg la it's a wake up call mais problème bi mooy ndaw xam nga kañ la solution di am parce que ñun Sénégal comme ni ñuy wax rek on a les moyens am nañu borom xam-xam yu fa nekk Sénégal ay borom xam-xam rek fa nekk première erreur bi nga xam ne ñu ngi koy def au niveau du Sénégal mooy Sénégal dafa am ay façon nit yu war a wax dañu am ay nit yoo xam ne ñoom ñoo war a wax alors que dëkk su fekkente ne ibbiwuloo freedom of opinion ñi di wax seen opinion avancement bi dafay xaw a jafe parce que am na ay xale yu ndaw yu yore solution yi mais xale yooyu bu fekkente ne doo leen dëkklu mën nañu réer mën nañu am foo xam ne dinañ fa xaw a taxaw dëkk bi ñuy yeewoo tey jii États-Unis xale yi am 5 ans sax dañ leen di dëkklu ñuy joxe seen idée donc bul freiner nit ñi si ne ñii ñoo war a wax am ay nit ou bien ay kii yoo xam ne boo fa tolloo rek si ngay mën a wax première erreur deuxième erreur bi nga xamante ne bii mooy li nga xam ne mënuñoo avancer tant que loolu dañu fa duñu avancer mooy les personnels intérêts parce que tey jii personnel intérêt tey jii bu gouvernement bi xaaye woon ay ministre am ñëpp ku nekk liggéey te yàlla tax budget bi nga xam ne moom lañ leen jox budget boobu ngeen def ko ci population bi mais duñu am problème lu tax ñun ñu war a pauvreté boobu dafa am une raison bi mooy xaalis bi dafa duggal fi mu war a duggal exactement donc yow États-Unis fii koo fiy waxtaanal boo ne Afrique rek corruption la lay jëkk wax yëpp everybody you talk to képp koo waxal fi rek danaan la non Afrique li fa nekk amul fenn vous avez tous les ressources du monde but c'est corrompu te di corrompu nag dafa xóot donc solution yi ñun xam nañu ko mais est-ce que bëgg nañu ko andi sur la table est-ce que bëgg nañu ko def exactement waaw mais tey jii bu ku nekk ne woon kat damay xalaat ci sama côté damay xalaat la jeunesse bi nga xam ne moo nekk suñu koñ waxoon nañ ko ci show yi nga xam ne moo passé nit ku nekk defar sa communauté mais bu ku nekk defaree sa communauté mais yaa ngi defar Sénégal yaa ngi defar dëkk bi bu ku nekk defaree sa communauté bi rek sa communauté yaa ngi defar société sénégalaise bi bu baax a baax te pour ku nekk defal sa communauté nag il faut nga fàtte sa bopp yàlla suñu borom bi nee ne fàttal sa bopp nga dimbali nit ñi man ma fàttaliku la it's not about you du yow li nga xam ne moom la yàlla yéex xaaj
te ñun ñëpp xej nañ si mën nañoo dund ba dee ku nekk dund gu sell ba dee te li fi nekk du xaaja yëngatu waaw mu ngi mel ni nga xool géej rek ku nekk dem taxa si yoon ndox géej gi du yëngatu de wallaay loolu mooy yàlla suñu borom bi ñun ñëpp xej nañ si bon lan moo tax iñaanante bi lan moo tax manipulation bi lan moo tax rayante bi lan moo tax kii du am lan moo tax man rek may am di ko bàkkoo mais kooku is not godly du affaire yàlla déedéet surtout manipulation bi nekk surtout manipulation da ngay manipuler ñun yow pour sa propre intérêt exactement waaw kooku yaa ngi bàyyi yoonu yàlla waxoon nañ ko fii si show yi passé waxoon nañ ko dañu bàyyi yoonu yàlla moo tax ñu am problème te boo bàyyi yoonu yàlla nag liñ naan ànd boo wàccee ànd borom xam nga boo dem fekk fa borom xam nga ay doon nan lañ koy waxee boo wàccee sa ànd daay dem ànd boo dem fekk fa borom yàlla teg fa keneen boo dellusee fekk yàlla teg na fa keneen bu yàgg daa seet am nañu li ñu war a am nañu tous les ressources am nañu suñuy nit lan moo des unity waaw loolu mooy li nga xam ne mooy solution bi pour que ñu am ñoo xam ne dootuñu waxati unity ak transparency waaw il faut transparence am sur la gestion des biens sur la gestion il faut c'est-à-dire comme li nga wax sànq rek xam nga budget buñ la ko joxee budget boobu dafa am yow loo calculer bañ ne budget bi pour lii la mais budget boobu bu fekkee yow dañ la ko jox pendant 1 an ñu ñëw daal def benn audit ñu xool budget boobu yow li nga wax est-ce que loolu nga ci def mais c'est très simple vraiment jafewul de transparency foofu lay commencer bi nekk yow wax nga budget wax nañ la budget bi loo ci def comprendre nga bu fekkee budget boo xam ne da nga ci waroon def affaire par exemple let's say ay vocational school wala da nga ci war a def ay manufacturing wala da nga ci war a def quoi que ce soit boo xam ne dina concerner jeunesse bi la jeunesse sénégalaise mais loolu bu ñu toogee pendant temps bi nga wax ñu jox la ko mais normalement audit war na am yow léegi yow lii loo ci def mais bu audit amul naka la accountabilité di amee su accountabilité amul naka la transparency di amee te loolu bu amulee naka nga bëggee développement am ci dëkk il faut ñu am ay accountability ku nekk li ngay def il faut nga mën a toog daal di koy justifier nag lii ak lii tant que transparency amul du ñu mën a développer économiquement ni ñu ko bëggee parce que li nga xam ne moo yor jumtukaayu réew mi mu nga xam ne moo yor béykat yi moo yor jeunesse bi bu fekkee loolu amul transparency mais dëkk ba du dem économie ak jeunesse ñoo yor dëkk soo déggee ñu ne la Chine la grande puissance mais lan moo tax mu nekk grande puissance parce que économiquement dañuy fonctionner di dem loolu moom tax mais ñun les pays africains et plus particulièrement au Sénégal économiquement dañu gis dañu xaw a stagné dañu stagné bu baax sax dañu stagné exactly donc quelle est la politique de jeunesse ban politique la ñu am pour jeunesse bi jeunesse a yor dëkk économie bu demee jeunesse a ko téye xale moo yor économie dëkk dafay dem ci fépp nag dafay comme li nga wax sànq dafay commencer ci kër commencer ci communauté bi daal génn est-ce que ku nekk yaa ngi def li nga war a def est-ce que parents yi ñi ngi def li ñu war a def ci seen doom yi est-ce que parents yi ñi ngi def li ñu war a def ci seen doom yi une grande question mi ngi noonu ku nekk am nga ci responsabilité de ku nekk am nga ci responsabilité ñëpp ci am responsabilité dafa nekk benn échelle bi ku nekk dañ ci am loo war a def pour mu dox bu amee ko dafa yi rek dootul dox donc il faut ñu xool ba xam ñun en tant que société est-ce que société couche bu nekk mi ngi def li mu war a def pour ñu mën a dem fi ñu war a dem économiquement il faut actuellement il est grand temps pour ñu décoller corruption bi ak bàyyeeku bi dafa metti il faut ñu xool lii naka lañ mën a def lii pour ñu delluwaat encore ressourcer waat suñu bopp xool ni ñuy def naka lañu mën a taxawee sur le plan mondial parce que mënuñu nekk rek un pays en voie de développement rek en voie de développement jusqu'à quand yàgg na en voie de développement bi yàgg na te léegi fi mu nekk nii décision yaa ngi ñëw ndax moom en tant que président américain nee na léegi 50,000 visa loterie yooyu ñu doon may pays africains yi moom da koy dindi soo su ko dindee daan miin loterie yooyu amatul non ok léegi pour nga am visa pour dugg si biir dëkk bi is gonna be a big problem unless mu nekk business boo xamante ne bi lu leen amal njariñ lay doon kii moom lu muy wax mooy lu amal njariñ Amérique
Yep, a huge Ok. problem. Voilà. So, donc, dans ce cas, moi, que rek pays africain pour ñu duggat États-Unis léegi is going to be a big problem. Premièrement. Deuxièmement, gis nañ li nga xam ne mooy xew Libye. Gis nañ Yep. li nga xam ne moo xew Europe. Europe, So, yep. bu ñu step back, bu ñu delloo gannaaw, xool image yooyu yëpp, xool président yooyu yëpp la ñuy wax. Yep. mooy que ne il est temps que ñu toog xoolaat suñu bopp. Ah, waaw. il est temps que ñu toog ne ok léegi lan la ñuy def ba dootuñu soxlaati di génn Afrique di dem suñu yoon. mais Exactement. Afrique c'est combien de pays 56 États right? Yep. 53. 50 so bu fekkente ne Afrique yëpp booloo nañu même bu ñu mënula booloo su fekkente ne ku si nekk defar nga sa dëkk. mais man mën naa soxla dara dem Nigéria mbaa ma soxla dara dem Mali mbaa ma soxla dara dem Cameroun. Right. bu dee liggéey rek dañuy ñëw fii États-Unis gii ñu nekk fii ku fi gis immigrant ñoo gën a mën a liggéey kuy liggéey. Waaw, waaw. waaw wat bu ñu toogee suñu dëkk liggéey boobu liggéey mbaa liggéey bu ko ëpp. Waaw, waaw. parce que en général aussi immigrant yi dañuy ñëw bitim réew liggéey ñafe di ko ñafe bu metti respecté luwaay dëkk ba respecté waa dëkk ba di def li jaadu. mais boo ne salaamaaleykum sa dëkk it's like you don't care sa yoon nekkatu si. Waaw, waaw. loolu tamit du defar loolu bokk na aussi si li tax ñu ñuy saaga. Yep. ni ñu respecté dëkk yi ak ñoom ni ñu respecté seen dëkk. américain boo nekk ko respecté mu ne la Amérique ak américain. Ah, waaw. waaw mais ñun lan moo tax ñun ñu war a jël suñuy nit di leen ñàkkal fayda. Waaw. loolu moo tax nit war a mën a taxaw saaga ñu te duñu si mën a teg benn baat. parce que ñun si suñu bopp xamuñu suñu valeur. Yep. su fekkente ne fu sénégalais taxaw beneen sénégalais ñëw taxaw si wetam keneen ñëw taxaw si wetam kooku doole la. Doole la. mais su dee bu sénégalais taxawee fii keneen dem ba Kulikara taxaw fa keneen dem ba Ist ba taxaw fa. waaw. ñoo ngi séparé suñu bopp su ko defee ñi booloo nag pour ñu ñëw gaañ ñu it's so easy. Exactement. dafay yomb mais unity fi mu nekk nii problème bi ñu jëkk a war a wax li ñu jëkk a war a wax mooy naka la ñu mën a def ñun au niveau du Sénégal ba bokk ak sénégalais yi toog xool ay solution solution nag du génne tant que ñun accepté wu ñu suñu biir bu pare ku nekk accepté sa morom xam ne xel mi nekk si yow moo nekk sa morom kenn deful. Exactement. waaw ñu toog andi idée yi hey lan la ñu mën a def pour am benn compagnie boo xam ne xale yi dinañ commencé di am ay liggéey mais xale yaa ngi Sénégal dëkk boo xamante ne bi resource human bi is almost 60% of the population kooku richesse du ko passé. dëkk yi am ay problème yëpp problème yooyu la ñu gën a am la jeunesse. La jeunesse yëpp. waaw ñun yàlla dimbali ñu moo tax président bu jóg naan waa africains yi dañuy jur parce que ñoom mënuñu ko am. Yep, exactement. mënuñu ko am de. mënuñu ko am bu paree suñu suuf mënuñu ko am. xéewal ya fa génne yëpp mënuñu ko am léegi nag comme mënuñu ko am nag léegi ñu exploité ñu. léegi nag exploitation boobu is up to us ak suñuy gouvernement. naka la ñu mën a toogee ak suñuy gouvernement commencé xaalis boobu ñu leen di jox. ngir yàlla ak yonent ba ñu fàtte suñu bopp te teg yàlla suñu borom bi. Exactement. jël xaalis bi ibbi Sénégal 14 millions de personnes 15 millions de personnes te ñi nekk si biti si la ñu bokk. mais boo ñaata ni dafa des. ah waaw. waaye ñooñu boo fa defee ñaari manufacture yu am doole mbaa ñetti manufacture yu am doole xale yi xaaj bi dinañu liggéey. mais Binet. mais man sax Binet man dogguma la de. parce que fi mu nekk nii ñu nag South Korea ñoo abandon suñu indépendance ah. South Korea laa lay wax nii. South Korea léegi dañuy defar ay oto lépp la ñuy defar man grande usine yu ne South Korea am nañ ko. te ñoo amandoo indépendance mais nit ki di nga toll foo xam ne yow yaay toog nga ne man fi mu nekk nii damay takk pour sama dëkk. that's the Chinese idea. Chinese bi ko si gën a tuuti ba sakku makka seen idéologie yëpp mooy lu ma mën a jàng bitim réew andi ko sama dëkk China is first. exactement. ñu am seeni secret nag di ko waxante la ñuy wax doo ko xam. exactement. kenn du wax keneen ki génn ko si biti dem sànni ji ko mu yaaxu non dañu am seen entente si seen biir àndandoo si seen biir di raam ndànk nag di dugg si dëkk yi pour exploiter leen. exactement moo tax nag fi mu nekk nii lii nii affaire bii ñu wax nii fi mu nekk nii li président américain bi wax nii mu metti ñëpp mais it's a wake up call lii daf ñu war a yee pour ñu xool ñun lan la ñu war a def nag bien que waruñu woon toog sax. waruñu toog sax ba lii di ñu yee. parce que boo seetee ni monde bi di déroulé actuellement nii. ak changement yi ci nekk actuellement nii. mais loolu ku mu tiitalul ba nga def recul sa dëkk. loolu ku mu tiitalul ba nga def recul sa dëkk. xool yow lan nga war a mën a def yow fi mu nekk nii pour xool jeunesse bi nga yor ndax nga leen mën a utiliser.
ba nga xam ne fi nga bëgg a yegg économiquement di nga fa yegg mais Binet loolu bu fekkee loolu mënuloo ko xool desekk ko léegi mën naa ni c'est presque trop tard fi mu nekk nii waaw mais problème bi ci nekk moom mooy il faut ñun par exemple nous les immigrés ñi nga xam ne ñoo nekk ci partout dans le monde États-Unis Europe Asia fu ñu nekk mais bu fekkee ñun dañuy bëgg a dem di investir au Sénégal mais bu fekkee joxuñu nu ay facilité yoo xam ne moo tax ñu mën a ñëw pour def loolu ah fii amul benn immigré presque benn wala 5 yoo xam ne da ngeen di jël te amul ñaar yoo xam ne essayé nañ dem Sénégal pour def fa dara ça n'a pas marché dëgg la de te it bu ne ñu la koy laaj bu ñàkk fay ñu la koy laaj te pourtant dañu bëgg ñëw uniquement pour doxal suñu dëkk bëgg fi ñu nekk ñu bëgg ñëw fi def liñ fi def jóge fi bëgg dem suñu dëkk def ko fa pour utiliser suñu dëkk ñu bokkoo suñu Sénégal avancé loo suñu Sénégal mu jëm kanam mais amul kenn koo xam ne da ngay dem ñu jox la facilité pour nga mën ko fa def te amul corruption mais loolu c'est vraiment triste c'est triste de loolu c'est vraiment triste mais loolu naka nga mën a avancer économiquement bu fekkee yow ñi nga xam ne ñoo bëgg ñëw def ay investissement joxoo leen ay facilité pour ñu def investissement yooyu toog ci dëkk bi mën a utiliser suñuy doom rek suñuy sœur ay liggéeykat lañu mais bu ñu gis lu ñuy liggéey fu ñuy liggéey loolu mooy wax ji foofu la ñu war a commencer nañu xool ban politique lañu war a def nañu xool ban politique la ñu war a def between the government and the citizens ñu xool lan politique la ñu war a def boo xam ne mooy retain nit ñi pour ñu bañ a génn parce que ñàkk pexe mooy tax nit ñi di génn kenn bëggul génn sa dëkk mais bu fekkee yow sa dignité ak li nga bëgg am mënuloo ko am sa dëkk qu'est-ce que tu vas faire mais di nga xool beneen moyen parce que nga bëgg a survivre da nga bëgg dimbali sa yaay war nga dimbali say doom ak say mbokk donc il faut ñu xool lan lañ mën a def ba nga xam ne nit ñi seen xel dootul nekk ci immigration dañuy mën a toog ci Sénégal liggéey Sénégal mu dox loolu lan lañu war a def yan y a toutes les solutions exactement ban solution la ñu war a génne pour loolu ñu mën ko def mais nit la saaga da lay saaga moo la saaga mais yow looy def ca saaga boobu yow ci yow lay jógee dëgg la yow yaay xool noo koy lijjantee dëgg la de thank you madame Samb moom lu ñuy wax solution benn problème boo gis ci monde bi rek y a 1000 solutions yu tegu à côté benn problème boo gis ci monde bi rek y a 1000 solutions so li nga wax léegi que ne immigrants yi dañuy dellu Sénégal bëgg liggéey bëgg investir foofu pour man loolu mooy immigration loolu mooy immigré dëkk yi nga xamante ne yi fi mu nekk nii dañu développé am na ay dëkk européens yu bari yoo xamante ne yi ñoo ngi développé lan moo leen développé dañu ñëw fii si dëkk bi jàng exact right dañu ñëw si dëkk bi jàng delluwaat seen dëkk seen gouvernement investir si ñoom kooku c'est une solution loolu solution la ñi nga xam ne ñoo nekk bitim ak fépp fu ñu mënti nekk nag ñi nga xam ne ñoo nekk bitim ak fépp fu ñu mënti nekk su fekkee dañu delluwaat ak seen xam-xam Sénégal ñi am xaalis dellu ak seen xaalis mais loolu solution la te foofu la développement di commencé waaye foofu lay commencé deuxièmement bi mooy li nga xamante ne lii du jaas xoolal bu ñu doon investir ba suba am ay nit ñoo xamante ne ji ñu ngi toog di def pour seen poche du ñu dem allo waaw asalaamaaleykum maaleykum salaam oui Binta man la Maymuna waaw ñu ngi nii rek sëñ bi na ngeen def ça va bien moo may ñu tuuti ñu jël may hold on one second waaw may demal na nga def ça va bien ça va émission bi am na solo de jërëjëf waaw yow ak suñu xarit boobu moom li ngeen di wax dëgg yàlla am na solo trop jërëjëf waaw parce que li ngeen indi yëpp dëgg la immigration moom daanaka lu yàgg ci àdduna bi la moom li muy wax ni yëpp c'est pour distraire les gens xëy na nëbba moom ay problème am ak ay ayibam waaw mais boo xoolee àdduna bi en fait depuis des milliers d'années daf fi mës a nekk mais comme fàttali ma suru kii Rabiatu sa co-host waaw madame Samb Rabi waaw comme li mu wax rek ñun tam dañ ci war a jóg parce que lu tax mu yab ñu di ñu tudd ñun africains yi waaw parce que ñun tam ñoo def loo xam ne dañuy yablu
ok xoolal ñaata communauté ñoo nekk fii ci États-Unis chinois yi yeneen communauté yépp ñu ngi fi di liggéey di def li ñuy def mais waxu leen ok waaw ñun tamit suñu dëkk yi chef d'état itam amuñu seen fulla amuñu fayda waaw lépp loo xam ni ñoom waroon nañ ko taxawal pour ñu respecter ñu comme éducation xoolal dëkk ba fu mu ne nii éducation bi tas na dëgg la waaw santé nit ñi wératuñu ñëpp a feebar hôpitaux yi c'est la honte foo dugg duñu traiter nit ñi bu baax duñu joxe des soins de santé appropriés ba pare duñu lekk lu ñuy bay waaw kon ñun ci yooyu feebar yooyu yëpp buñ ko amee fu ñu jëm bu ñu bàyyee suñu dëkk yi ñu ñuy teg ci télé yi di ñu toroxal ñu ñuy wane ci bateau yi ñuy lap bu ñu ñëwee fii bien sûr ils vont pas nous traiter comme il faut déedéet waaw dañuy yaakaar ñun ñëpp on est pareil waaw kon nos gouvernements ñoom seen bopp ñoom ñooy le visage de l'Afrique seen politique ñuy def moo taxawul il faut ñu aider jeunes yi joxe nit ñi emploi ah defar santé bi fi mu ne nii les maladies internationales yi Sénégal cancer sax ñun ñu ngi ko fay am wallahi parce qu'on mange des produits importés non contrôlés ah léegi ñooñu bu ñu feebaree kan moo leen di faj loolu di dee rek waaw fu ñuy jëlee xaalisu di fay produit garabu cancer exactement dafa cher de waaw ñun tam fii au niveau des États-Unis dañoo war a dëgër comme yow ni ngay def bind book boo xam ni day motiver immigré yi ah ñu am tamit suñu force boo xam ne ëllëg ci biir kenn duñu ñeme sax duñu pointer du doigt dëgg la unité waaw parce que su sama sœur bi wax na ko y a plein de têtes filles y a des gens yu jàng ah normalement on devrait avoir des organisations puissantes ak xaalis bi ñu fiy liggéey taxes yi ñuy fay transfert yi ñuy def comprendre nga il a fallu que des analystes génn CNN pour wax ne africains yi daanaka ñooy deuxième ci ñu gën a éduquer fii États-Unis ci immigré yi exact waaw pour que les gens comprennent que africains bu ñu ñëwee dañuy daan seen doole am nañ dignité waaw am nañ seen fulla am nañ seen fayda waaw ñoom nag balaa ñu ñuy waxal ñun on doit montrer ça à la face du monde waaw comme yow ce genre émission bi yooyu yëpp c'est des canaux yoo xam ni foog ñuy wax dëgg la waaw foog ñuy wax mais du bëgguma leen téye j'ai vraiment macha allah jërëjëf may ci participation bi jërëjëf ñoo ngi lay remercier jërëjëf merci beaucoup merci et bonne continuation vraiment am na solo merci jërëjëf merci allo salaamaaleykum waaw Mor na nga def dëgg la amul benn problème lan nga andil suñu auditeurs yi tey ci émission bi waaleykum salaam jërëjëf show bi di la remercier yow mi nga xam ne yaa bàyyi sa lépp ñëw vraiment créer benn plateforme boo xam ne bi sénégalais boo xam ne bi am na looy wax mën nga ci exprimer wu quoi donc c'est une initiative à saluer quoi franchement et puis jërëjëf dafa nekk d'actualité c'est un sujet d'actualité boo xam ne bi c'est très facilement à aborder parce que dañu répété rek boo xoolee pratiquement ñi jàll ñëpp lañ fi wax pratiquement déglu naa leen mais vraiment seen intervention yi jaar na yoon daaw dëgg la liñ fi wax moom pratiquement benn affaire la rek moo dina ñun moom africains yi dañoo am benn problème suñu problème du lenn lu dul du ñuy def autocritique ñun dañoo yaakaar ne on est bien voilà tout marche bien au pays voilà da ngay dégg sax Sénégal léeg-léeg ñu naan la wéy Sénégal moo raw ñii réew domaine bi ñoo fi mën domaine bële ñoo fi mën boo xoolee au fait l'essentiel Sénégal daf ci taal l'essentiel waxuma ay affaire yu pode waxuma ay affaire yu football ak foot yooyu l'essentiel maanaam dund nit waaw nit dund dans un cadre sain dans un cadre boo xam ne bii vraiment approprié na pour son épanouissement loolu ñun amuñu ko Sénégal amuñu ko dëgg la waaw non seulement amuñu ko mais dañoo am aussi ñoo xam ne ñi dañu nekk réew ma di jëriñoo réew ma mais jëriñuñ réew ma dëgg la waaw ñuy jëlee dañuy jëriñoo réew ma mais jëriñuñ réew mi parce que tey boo xoolee Sénégal politique ñi fay dugg ñëpp man de gisuma ko jusqu'à présent may wax ak yow ni képp ko dugg ci politique Sénégal jusqu'à présent dañ ci dugg pour your own selfish interest ça maanaam pour seen intérêt bopp dëgg la voilà très rarement nga gis un Sénégal moi j'ai fait de la politique pour mon pays
vraiment ngay dégg lool dañ koy wax quoi dañ koy wax mais sur le terrain duñ ko pratiquer sur le terrain dëgg la dëgg la donc loolu bëggoon naa ko préciser muy côté njiit ñi mais nag changement Sénégal du ñëwee ci njiit yi man loolu lay wax toujours ce changement ça vient de la base boo xoolee toutes les grandes démocraties actuellement qui se vantent de leur démocratie boo xoolee tey jii nii changement bi fa am révolution yi fa am jógeewul ci kaw wàcc ci suuf c'est la base qui a fait une prise de conscience ne leen bu leen ñu fontoo on veut que les choses changent y a des bains de sang gars yi daw ñu rey leen voilà ñu instaurer une démocratie donc suñu njiit yi mënuñu xaar changement si suñu njiit yi mooy benn njiit bi fi ñoo tey na damay changer pays bi nga donc boo ko gëmee dof ko changement bi si ñun la war a jóge dëgg la ñun la war a jóge te yàlla nee na je ne changerai pas la condition d'un peuple tant que ce dernier n'a pas pris les devants voilà moo wax loolu dëgg la yàlla du changer ay conditions yi tant que ñooñu jóguñu bëgg a changer bu defee yàlla ñëw waaw yàlla li nga mën def ci kaw suuf li nga xam ne mën ko def ci kaw suuf du ñëw defal la ko déedéet sa responsabilité la voilà sa responsabilité la da ngay def li nga mën jusqu'à ce que tu sois à un point où tu peux plus continuer et quand ce moment-là que le Tout-Puissant va intervenir pour effectivement terminer le boulot te li nga mën a def ci kaw suuf yàlla du la ko defal comme un exemple ci béykat bi nii bu toogoon këram xam nga luy ruuj mooy nga dem travailler le terrain xam nga terre bi préparer ko xam nga loolu mooy ruuj waaw bu ruujee ba pare xam nga voilà nga xaar dem wuy sa jiw xaar voilà ñëw ji et tout ça ñaan yàlla nag mu taw ñaan yàlla mu taw waaw loolu yaa ko mën defal si bopp yàlla du wàcc ci suuf yàlla du la ko defal de kooku moom dëgg la du la ko defal du dem wutali la ay semence mais loolu yaa koy def ba pare nga xam ne nag li nga xam ne mënoo ko nag mooy wàcc taw bi bu defee nag yàlla ñëw wàcc taw nit noonu la war a dundee na ñun Sénégal defuñu benn effort côté boobu on ne fait aucun effort ci côté boobu boo xoolee tey jii ñu ngi wax toog rek di ñaan di xaar yàlla seen bopp sax dëgg ñu ngi seen bopp préparé guñ psychologiquement spirituellement et même moralement et éthiquement nit ñi préparé wuñ waaw man damay wax ne Sénégal bu fekkee changement na dafa am il faut que les mentalités soient encore retapées dëgg la il faut que mentalité ñu assainir leen d'abord nit ñi revenir à la raison xam ne développement c'est pas le fait d'aller emprunter de l'argent par-ci par-là ou bien de construire des usines par-ci par-là non développement ça doit commencer par l'assainissement des esprits d'abord waaw par l'assainissement des esprits dëgg la dama waxtaan sama benn copain boo xam ne il a fait le Japon mu ne ma man li ma gis Japon gis ma ko États-Unis gis ma ko benn pays Europe mu ne ko mu ne ma au Japon les gens sont tellement respectueux dëgg la bu ñuy ni ñu koy waxee sax bu ñuy woog seen xaj yi bu ñu leen di gën a doon doxantu seen xaj yi dañuy yore siwo benn siwo la ñu yor bu seen xaj yi demee douche au lieu ñu jël ko dugal ko ci public ci kii sur les ni ñu koy waxee public yi dañ koy dugal ci siwo yooyu lañ koy dugal ba dem seen kër ndeysaan doo ko dugal seen poubelle lépp ndax discipline rek mooy discipline bi waaw bañ nañ sax respecté nañ nit ñi ak réew ba nga xam ne sax jamukaay du xaj yi duñ ko def ci nu mu tudd poubelle publique yi donc c'est-à-dire que la discipline ak la conviction ko war a am au Sénégal loolu moo ñu manqué au Sénégal moo fa manqué dëgg la voilà et puis buñ demee bay jox ay nit ñoo xam ne tekkuñ dara Sénégal ñu prononcé sur des questions aussi importantes ay emprisonnement politique yi mel ne ay El Hadj Diouf nga xam ne moralement éthiquement tekkiwul dara c'est-à-dire que bëgg mu wax tur mais souvent dëgg la c'est écœurant erreur yi dafa bari erreur yi ñuy def dafa bari déception yi bari indiscipline bi bari waaw ñu jox micro et puis c'est des questions très sensibles des questions même yi nga xam ne dañoo am rapport même avec l'intégrité la souveraineté du pays ñu koy jox ay ñoo xam ne ñu tekkuñu dara ñu nekk ci télé bi di wax au Sénégal c'est-à-dire que dafa man pour man il faut ñu defaat benn genre comme ni ko Serigne bi waxoon ndëpp il faut que nit ñi ñu xoolaat seen jikko yi xoolaat ni ñuy xalaatee Sénégal tey jii nii dafa demoon tey jii nii comme ni ko sama intervenant yi jàll waxee tey boo fa demoon di wut benn sax carte d'identité sax léegi pour nga am ko il faut passer par quelqu'un wala nga neexal nit pour ñu jox la ko mais loolu un pays de merde c'est quoi waa ji li mu wax nii si ñun boo xoolee au fait on le mérite je le dis toujours bu ñu seddee ci gaalu xaj ñaanal ba buñ la fa fekk loolu mooy li di wax toujours que ne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le meilleur des humains ndax jëw nañ ko teg nañ ci deram bi lu bon wax nañ ko lu nekk mais
day fexe ba di ko mérité. dëgg la de. nit ku dul wax dara amul nit ku dul wax dara mais li bon mooy bu ñu la waxee dara ñu ne li ñu wax moom dëgg la de. mais loolu lañ jël Afrique. lépp li waa ji wax waa ji li mu wax si ñun dëgg la neexul a dégg mais dëgg la. neexul a dégg mais dëgg la de. te ñun rek ñoo ko mën a fajal suñu bopp nag. jeex na ñu dañoo ko mën a fajal suñu bopp. te ni ñu koy fajalee mooy on n'attend pas de l'État on n'attend pas ça de l'État man loolu lay wax toujours. que ni changement Sénégal dafa war a am benn genre il y a un travail à faire au niveau même de la base au niveau des individus au niveau des peuples un travail à faire balaa ñi même mën a prétendre dem ci kaw il faut que il y a un travail à faire sur le terrain nit ñi am temps ñi nga xam ne am nañ temps am xam-xam bi may wàcc sur le terrain di waxtaan ak nit ñi jéem a conscientiser les gens voilà loolu moo am solo quoi très important xaaruma changement ci peuple yi comment dire ci gouvernement bi mais la population dëgg la nit ñi laa koy xaaree dëgg la individuellement parce que ku si nekk am nga si responsabilité waaw mais bu ñu toogee di xaar du ñu def dara mais bu ku nekk jëlee initiative bi jóg tàllal loxo beneen nit kaw ku ñëw tàllal loxo keneen bu yàggee ñu def benn bloc boobu di avancer ba Sénégal avancer effectivement voilà par exemple l'autre jour là maa ngi dégg na les députés là dañu bëggoon a pàccoo benn xaalis 1 milliard et poussière député bu nekk 10 millions et puis il voulait faire ça même à l'insu du peuple bi nga xam ne ñoo leen fa teg c'est ça man moom gën a naqari le fait que ils prennent les gens pour des imbéciles quoi pour des ignorants voilà yow dit far la teg la foofu nga jël xaalisu réew mi xaalisu contribuable sénégalais bi mais da ngeen koy séddoo à l'insu de ce peuple mais ñoom ñëpp fi ñu toll nii ñoom ñëpp normalement parce que trahison lañ def ils ont trahi voilà normalement ñoom ñëpp dañ leen waroon jàpp tey jii nii purger leen devant la nation parce que loolu dafa garaaw quoi non moom kay dañu fàtte complètement population bi thank you so much for saying that dañ leen fàtte moom dañ leen fàtte c'est ça le problème tant que nag léegi amul lu ñuy wax accountability maanaam bu ñu la falee que tu sois comptable devant le peuple devant ceux qui sont élus you know c'est très important ça non il faut que muy am voilà that accountability foog muy am ci am réew parce que bu ñu la fal rek bàyyi la rek nga ne voilà jeex na j'ai 5 ans ma neex ma def élection yi jege see ma delluwaat si ñoom naxaat lañu faat ma loolu il faut que dafa war a jeex man li ma gën a jaaxal mooy cette passivité même sénégalais dont ils ont fait preuve vidéo information di génnee dañ génnee man je m'attendais à ce que les Sénégalais se soulèvent voilà dem assemblée waaw wala leen ne nous ne sommes pas contents mais gisuma dara ils sont très passifs Sénégalais yi mel ni comme si man Sénégal dafa ma jaaxal quoi c'est-à-dire que ma jaaxal waaw ma jaaxal teew la moo xam ne nii dëgg la di wax rek continuer di wax rek dëgg la jërëjëf tey waar thank you so much on est dans un pays boo xam ne bii il faut que nit ñi changer et puis jullit man li may wax toujours mooy jullit du ci ay wax rek ak ay action visible jullit ci comportement la jullit ci comportement la dëgg la thank you so much Mor jërëjëf kooku moom am na solo jullit comportement la du ay wax nekkul di muuru rek dem jullikaay ba ñëw toog jullit comportement la thank you so much Mor ñoo ngi lay remercier thank you for sa intervention jërëjëf all right merci beaucoup ñoo ngi am si ligne bi suñu xarit Malick allo Malick allo waaw salaamaaleykum na nga def waaw ça va na ngeen def ça va alhamdulilah ça va très bien thank you so much sa intervention jërëjëf waaw man de tur bi sax laa bëggoon da waaye yàlla baax na doon lu seen affaire bi tuuti rek du gis dem ba gis ci sam bopp te en tant que jeune boo xam ne dund naa fi dund foofu dund fu nekk un peu partout dinaa mën a def na am ci sànni sama grain de sel parce que li ngay wax noonu yëpp dëgg la mais au fait ñun sénégalais yi ñoo gëmul suñu bopp mooy on veut évoluer dañu bëgg évoluer individuellement bu ma jegoon fii tey dem États-Unis pour nga gis pour ñu jàppal moo au fait ba ma nekk confortable dafay xaw metti boo comparé ak benn coréen bu jógee Corée wala benn chinois bu jógee Chine dem États-Unis am nañ benn c'est comme si dañu am association bu am doole boo xam di nga am foo dëkk di nga am oto te taf di nga am liggéey après xaw ma dañ lay fayal dañ lay lebal après nga fay xaw ma nu muy demee mais dama ko gis lu bëri coréen day ñëw tey du am yére bu mu sol suba nga gisoo ci BMW wala Mercedes wala Honda yooyu rek la ñuy dawal pas Hyundai donc su am na ñu leen jàppal association
ginnaaw boo xam dina leen jàppal donc ñun pourquoi africains yi on pas faire ça keroog maa ngi gis ci internet les africains ñooy xawma lan les sénégalais ñooy xawma lan les xawma deuxième xawma troisième kii rang ci immigré yi nekk bitim réew ñu gën a éduqué dëgg la nous sommes éduqués ñoo ëpp xel sax américains yi nekk foofu ëpp leen xalaat mais ñun ñuy nekk Sénégal sax mën naa ne jeunes yi nekk fi sax mën nañu xalaat seen yëfu bopp créer seen yëfu bopp parce que man li ma gëm mooy dëkk doo xaar mu ñëw naan la am liggéey ngi nii defal lii ngi nii lii pour ngay liggéey da ngay benn 10 000 francs benn 20 000 francs xalaatal foo ko dugal nga ne 10 000 francs ngi nii xaar ma jënd ci li ma jënd su ma jaayee même su tegee 500 francs sax nga xam nooy serré sa ceinture nga xam nooy organiser de telle sorte di nga am bénéfice jëndaat jaayaat ñun Sénégalais yi au fait dañu je sais pas si c'est dof-doftu laa ko mën a waxee je sais pas comment laa ko mën a waxee mais c'est dañu war a yokk góorgóorlu parce que buñ toogee tey ñun li Trump wax noonu sañu ma jaara ci tur bi bu ñu xasee tur ginnaaw countries yooyu dafay ñu ñoo ko teg suñu bopp parce que boo xoolee on a surtout le gouvernement aussi ñooy premier parce que on a entre 30 à 35% de la population ñoo xam ni ñoo jàng fii Sénégal donc li ses yëpp jànguñu mais nag boo xoolee faute gouvernement bi la surtout politique gu ma nag wala dara mais ñoom ñooy paie lu tax ma wax ko mooy soo xoolee dëkk bu am 35% de la population ñoo jàng li ses yëpp jànguñu mais on a les radios on a les télé ak yeneen journaux yi nga xam ne lu leen neex ñi bind ay diw fecc na fii kii sàcc na li kii sàcc na li ay articles yoo xam ne amul benn sens pourquoi gouvernement mënul imposer télé yooyu ñu def benn cours de civisme comme yow sa émission bi tey bu doon télé par exemple ñu jël 5 minutes boo xam ne nañ jël benn sapeur pompier dina ne ku daanu kat cours secours nii la nii ngay tëralee nit ki nii nga koy defee gémmiñ bi nii lay placé wu lii mooy kii position latérale nii ngay def nii ngay def 5 minutes beneen yoon yëpp beneen avocat ne droit kat lii la wax droit ne wala lii Sénégalais yi xam leen seen àq ak seen yelleef ci lii ak lii def yu mel noonu ndànk mais on veut pas au fait gouvernement moo bëggul Sénégalais yi xam parce que moo ñu xam arrangé wu leen man policier daf may jàpp day ñëw ci man nekk civil ne ma monsieur xaw ma leen c'est la police boo carte d'identité man dama lay wax carrément wan ma sa carte yow ba pare identifié wu parce que en tant que Sénégalais j'ai le droit de savoir da leen ni bett bu ñu waxee ma dóor leen code pénal article tel nee na lii parce que dama ñëw Sénégal dem jàng ko tooguma def donc bu xoolee loolu ok kii kon am na lu mu xam wala am na fu mu bokk donc il faut donc voilà je pense que ñun Sénégalais yi ñoo war a gën a yokk jom am nañu xel lépp lu ñu soxla am ko ci suuf bi boo bayee ñëw commerce bi boo toog mu dugg ci parce que chinois yi jóge seen dëkk di ko def fii muy dox pourquoi ñu war a seetaan te ñun duñ ko def pourquoi ñi war a génn da ngay gis koo xam ne dajale na benn 5 millions chaque fois mu dal ma Facebook nit ne am naa 5 millions am naa 10 millions dama bëgg dem États-Unis mais pourquoi nga war a dem États-Unis ñàkk xam rek alors ñàkk xam affaire yaa ngi fii ak lépp li nga soxla mi ngi fii lépp li nga soxla climat bi naaj bi ndox bi tout ce dont tu as besoin donc pour nga war a génn ambassade yi boo xoolee ils vivent de l'argent des Sénégalais jëlal ambassade des États-Unis par exemple 95 000 ngay fay pour visa imaginez 95 000 lundi ba vendredi ñu recevoir 200 Sénégalais 95 000 fois 200 multiplier ko nga am chiffre boobu multiplier ko par 4 mooy 1 mois bi multiplier ko par 1 ils se font des milliards waxuñu ambassade France waxuñu ambassade Thaïlande waxuñu ambassade Chine waxuñu les ambassades en fait ils vivent de l'argent des Sénégalais duñu leen jox visa te ñu si ëpp duñu am visa bi gëmuñu suñu bopp dañuy jël di leen jox xamuñu ni gouvernement bi ñu teg ba ci président xeexuma ko wala dara xamuma ko mais il faut Sénégalais yi xam ne ko ñun la fi nekkal ñoo ko fal il travaille pour nous bu ñu soxlaa audience sax ci yoon daf ñu war a gis ministre yi bu leen soxlaa dañ ñu war a gis donc il faut que ñu utiliser tamit suñuy xel au lieu de nekk ci réseaux sociaux yi am xelu xale di selfie di photo di snap di def ay yëf yu ñàkk fayda dañ utiliser réseaux sociaux yi comme moom la ñu am mënuñu dem télé yi looy teg lu am solo looy wax lu am solo intéressé wu leen lu ñàkk fayda rek lañ soxla donc ñun ñoo war a am xel je vais pas retenir la ligne mais c'était juste pour sànni ci grain de sel wax ci tuuti rek di encourager tamit émission bi parce que am na solo trop yii la ñu soxla ci dëkk bi nit ñi mën a xam sa intervention am na solo trop thank you so much jërëjëf Malick fii la nekkoon ak ñun Los Angeles vraiment di fi def liggéey bu am maanaa yàlla def mu delluwaat Sénégal aussi foofu aussi ñoo ngi gis say activités yenn saa yi si Facebook bi di la ñaanal yàlla jàppale la parce que loolu la ñu soxla
li ñi fi intervenir yëpp moo jaaxal li mu fi intervenir yëpp wax ko fi si li nga xam ne mooy xew Sénégal naka lañ mën leen andi ay solution aussi jullite gi ñuy woote si suñu bopp te suñu comportement méngoowul ak li yàlla wax si alxuraan bi li nga xam ne suñu yonente bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom la digle mais suñu comportement yi ñuy gis au niveau du Sénégal méngoowul ak loolu donc kooku lu jara nañu delluwaat gannaaw tuuti xool teg yàlla suñu borom parce que boo tegee yàlla suñu borom bi rek erreur yu bari mën nga ko bañ a def doo lor sa beneen doomu aadama ñoo ngi remercier Mor Diankha si intervention boobu di remercier Malick li mu fi wax mooy Sénégal nit ñi dañu xamul seen droit moo tax mu metti xam nga dëkk bu nit xamul ay droit am dafay metti tamit lu nit jot mën na la ko teg nga accepté ko parce que xamuloo say droit xamuloo yow yaay kan donc il faut que ñu xam télévision yi la ñu say teg du ñàkk fayda ñu siy teg mbaa Facebook yu ñuy nekk di fatawu di teg ay anniversaire boo xoolee yeneen race yi bu ñu ni ñuy utiliser Facebook ñun ni ñuy utiliser Facebook c'est très différent nañ leen jàng si suñuy nit nañ leen génn Sénégal yi nga xam ne am nañu xam-xam seen système lan la ñu jàng bitim réew ñu génne ko teg ko Sénégal teg ko si rajo yi ak télévision yi ñi appliqué ko déglu ko boole li ñu am Sénégal mais li ñu war a def bari na li ñu war a wax bari na li ñu war a def bari na donc lan moo tax ñu jël lu doy ni ay réseaux sociaux lu doy ni ay télévision di si wax loo xam ne amalul nit ñi njariñ it's a waste of time kooku perte de temps la big time waaw perte de temps la intervention yi am na solo may jonn ñoo ngi lay remercier si sa intervention yow tamit vraiment femme bu ñu apprécier woo invité woon nañ ko il y a 2 semaines fii mu ñëw wax si Foundation Maam Jaara bi nga xam ne moo nekk Porokhane di dimbali ay xale yu jigéen yi nga xam ne ñoom ñëpp Maam Jaara la ñu tudd ñu leen di wutal ay sponsor ñu ngi koy remercier ñëw na fii ak Fatou di fay ñu waxtaan bu am solo ñoo ngi remercier suñu mbokk yépp wax fa dëgg yàlla waxtaan bi am na solo jërë ngeen jëf ku bëgg a participer encore maa ngi leen di jox téléphone yi 920 786 85 30 951 665 85 35 951 242 50 51 mbaa ngeen woo ñu Skype sunu kër bu ngeen bëggee déglu rek 641 552 53 35 thank you Rabi ñu commencé ñëw dugg si conclusion wu show bi waaw mu ngoo bu ko defee loolu rek la donc fi mu nekk nii ñi nga xam ne ñoo participé ci show bi bon ñi ngi leen di gërëm di leen sant donc lii day wane ni rek sénégalais yëpp ñoo bokk xel ñoo bokk ni ñuy xalaat donc li ci des moom mooy ni ñuy def ba xalaat yooyu ak xel yi ñu jël ko daal leen boole mu nekk benn ñu xool ni ñu koy liggéeyee mu commencé ci gouvernement bi wàcc tam ba ci suuf mën naa aussi wax ni commencé encore tam bi ci suuf mooy ci biir kër yi ci parents yi daal di ñëw ci communauté bi ñëw ci biti daal di mën a am ci dëkk nekk ci dëkk suñu Sénégal yëpp donc lii nii ñu nu wax du saaga du dara ñun lii daf ñuy yee daf ñu war a yee ñu xool fan la ñu war a teg suñu tànk ban politique la ñu war a def ci suñu jeunesse bi seen bopp tamit lan la ñu war a mën a defal seen bopp tamit parents yi lan la ñu mën a defal jeunesse bi lan la ñu mën a defal seen doom yi ndax lañ leen mën a orienté tu vois donc mu nekk ci couche société bi yëpp boo ko seetee mooy li ma waxoon ci level société bi yëpp la développement buñ ko bëggee am il faut que ñëpp ànd ci pour ñu mën a développer waaw dañu war a jógee nag ci yenn yi nag am na yoo xam ne boo nekk ci benn place ba mu yàgg boo jéemul dem ci kanam yaa ngi dellu ci ginnaaw loolu mooy li nekk boo taxawee fii te ba déwén jot defaloo benn move loo forward ci kanam xam na ne yaa ngi dellu ginnaaw dañu yàgg ci en voie de développement dañ ci yàgg am nañu ay moyens am nañu ay possibilités pour dem ci développement nañu toogaat xoolaat conscience yi ñu xool lan lañu mën a def pour jóge fi ñu nekk nii pour mën a avancer leneen lan la ñu war a rectifier lan la ñu war a defaraat ba mu baax pour ñu mën a dem lan la ñu war a bàyyi mauvaise attitude yi mauvaise habitude yi ñu bàyyi leen xool lan moo ñu mën a avancer loo muy couche yëpp nag ci kër yi ak ci gouvernement bi ak fépp ñu xool lan la ñu war a mën a def à partir de maintenant pour mën a xool ni ñuy demee ni ñuy doxalee suñu dëkk immigré yi ñu xool ni ñu organiser ñun tamit pour xool ni ñuy def pour doxal suñu dëkk donc dafa nekk un travail boo xam ne ñëpp a ci war a jàpp pour mu dem mais travail bi ci gën a ëpp doole mooy suñu gouvernement parce que ñoom ñoo yor les gros moyens ñoom ñoo mën a def ñoom pour ñun ñu war a mën a dem donc loolu lañu ciy tëjee di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan yàlla dellu si waat ñu mardi bi di ñëw incha allah
ñu mën a connaître di ci waxtaan ci lii rek ci la ñuy connaître di waxtaan rek incha allah taala réveil de conscience mu ngi noonu yal nañu ko yàlla defal amiin si loolu la ñuy continuer di wax immigrants yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew il est temps que ñu organiser wu is part of the solution organisation li DJ Malick wax sànq effectivement dafa am doo gis benn coréen ma benn chinese ma benn italien bu ñëw si dëkk bi di fi souffrir nope amul am nañu organisation bu nekk foofu boo xam ne si seen dëkk la seen gouvernement di leen jàppale ambassadeur ba di leen jàppale ou bien consul ba si show yi di ñëw incha allah dinañu fi invité suñu consul honoraire parce que mën nañu jot probablement consul bi si boppam mu ñëw toogax ñun fii live ñu waxtaan si affaire boobu naka la mën a nekkee ak ñoom la ndax ñu ngi siy liggéey am déet mais dafa jot immigrants yi am benn base si dëkk bu nekk nag ñu am benn base boo xam ne immigré bu fu dugg bu dee immigré dina fi duggati ndax kii fi mu ne dafa tëj bunta bi sànni caabi ji su dee immigré dina fi duggati bu ñu ñëwee même bu fi duggatul aussi immigré yi nekk si biir parce que ñu nekk si biir fii di souffrir bari nañu am na ay immigré yu bari yu nekk fii ndeysaan am na ñoo xam ne xamoo sax fan la ñuy fanaan rafetul ay sénégalais nekk fa benn nit mënu ko help parce que peut-être du am moyen bi mais bu ñu amee base wala centre culturel benn immigrant boo gis fii si États-Unis bu dee Chinese yi am nañu seeni centre culturel bu dee coréens yi am nañu seeni centre culturel mais indien yi am nañu am doole booloo nekk benn mais ñun sénégalais yi ku nekk yaa ngi si sa bopp ku nekk yaa ngi si sa biir kër nekk si sa bopp ñii di souffrir amuñu kenn ku leen jàppale te yow personnellement mënoo jàppale ñëpp donc au lieu que ñuy toog ba muy ñaaw waaye duñu toog cité bu nekk mbaa boog state bu nekk ñu xool ña fa nekk ñu organiser wu am benn centre culturel boo xam ne sénégalais fu mu mënti jóge si àddina bu ñëwee si centre culturel boobu lay dem ñuy génn suñu xaalis am suñu compte bancaire di ko fa def sénégalais yi nañuy génne xaalis di ko def si compte yi pour que suñu mbokk sénégalais yi bu nit ñëwee ñu am nañu ko supporté bu nit génnee àddina ñu am luñu ko yóbboo Sénégal suturaal ko au lieu que ñuy toog ba muy trop tard ñuy nekk fii di laaj ay xaalis il faut que ñu organiser wu wax ji bu mu ñu metti nañu motivate wax bi président bi wax man pour man motivation la laaj ñun ñëpp ñu toog ka nga xam ne yaa nekk le président des sénégalais si gox bi nga nekk woowal sénégalais yi ñu toog ñëpp magax ndaw ñu xool suñuy doom yi nga xam ne ñoo fi nekk mais ñoom they are so confused parce que ñun nekkuñu si vie américaine bi nekkuñu si vie sénégalaise xale yi nekk si in limbo si between yenn saa yi ñu dem fale yenn saa yi ñu ñëw fi parce que ñun sénégalais organiser ñu dara defuñu dara toppatoo ñu dara pour suñuy doom loo xam ne dina leen jox foundation benn bi mais it's time ñuy ñaan suñu gouvernement aussi mu jàppale ñu fépp fu immigrant nekk ambassadeur ba fa nekk mu jàppale leen ambassadeur immigrant yi ñoo ko fa teg ambassadeur bu nekk États-Unis ak foo manti nekk sénégalais yi ñoo tax nga toog fa ñàkkal fayda bi ñuy ñàkkal fayda sénégalais yi ñu bàyyi ko parce que ñoom ñoo leen di fay waaw te yàlla suñu borom bi nag gëmmul nelawul ku fi bàyyi yàlla suñu borom bi rek bés dina ñëw si bés yi diñ ko réccu nañ leen doog booloowaat toog nekk benn ànd booloo te be serious bu pare accepté parce que groupe boo gis du lépp moo lay neex si groupe bi du lépp moo lay neex mais da ngay accepté da ngay nangu waaw da ngay muñ parce que boo muñul doo accepté nit ki te boo accepté wul nit ki doon liggéey ak moom waaw coréens yi di booloo ak japonais yi di booloo du ne dañu bëggante am nañu ay problème mais s'il s'agit nag si seeni nit ak seen dëkk dañuy booloo nekk benn mooy juif yi c'est la même chose waaw nañ leen booloowaat def li ñuy def ñaan yàlla suñu borom mi dimbali ñu ñun ñëpp ñoo ngi remercier ñëpp suñu émission bi loolu la woon dinañ si gën a dellu si waat di si gën a wax di gën a yee nit ñi si awareness bi la réveil des consciences pour que ñun ñëpp ñu bàyyi si xel parce que loo xis ba xam rek da ngay commencer di ko calculer bon nag nañu commencer di booloo surtout pour suñu njaboot suñuy doom dans l'avenir ñu xam fan la ñuy teg seen tànk moo xam bitim réew la ñu nekk moo xam Sénégal la ñu nekk ñoo ngi remercier ñëpp di remercier sama xarit bi nga xam ne moom laa doon defal émission bi madame Sambou Ravi di remercier Ndiawa si gannaaw production bi di remercier aussi suñu invité yëpp yi nga xam ne dugg nañu Mor Diankha Maya ak DJ Malick ak DJ Malick ñu ngi leen di remercier yéen ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk si Facebook bi jërë ngeen jëf thank you so much gis nañu seen commentaire yi ñoo ngi leen di remercier ñun ñëpp ñoo bokk liggéey bi yal nañu yàlla jàppale ñu liggéey ko liggéey bu rafet gën a avancer suñu Sénégal jërë ngeen jëf thank you so much suñu kër
vers la